mais bi ñu demee élection est-ce que boobaa ñoom ñoo ko fal askan bi Fatick ñoo ko fal dellu siwaat ko ci Benno Siggil Sénégal mu nekkaat maire ku jógee ci nekk maire di raam ci université publique yi la jàngee école di raam ba egsi à son niveau moom kese doy na expérience moom kese doy na expérience moom kese nee naa la bu amoon ay université fu ñu jàngalee comment on gère un état kese loolu lañ fa jeg classe bi Macky Sall am kenn du dem feneen ci biir réew mi fii Sénégal loolu mën naa ko wax ne xam nga ci dara amul kenn ku remplir un meilleur CV comme Macky Sall. mais xam nga Farba Ngom vraiment loolu amalul njëriñ askan wi. ah lu tax li amal njëriñ askan wi mooy. waaw dañoo seetlu ne sax léegi président bi dafa xaw a ñàkk kersa xoolal interview bi mu defoon 31 décembre ñuy wax ay manifester ba daal xool man du ma gis lu xonk et cetera malheureusement sax gis na lu xonk te malheureusement deret la mooy bakkan yi root fan yi est-ce que Macky Sall mi nga ne ci. système public bi la soxee ko tey jii bewul bew goo xam ni sax moo ko jural jafe-jafe yi mu nekkee bakkan yi root xam nga kuy responsable kat kan moo responsable bi bépp bakkan bi fi root responsable il s'appelle Ousmane Sonko. accusation bu grave la maa la ko wax na ma porte mën na laa yóbbu ci yoon ban accusation na ma porte plainte suba accusation d'homicide xanaa yow déggoo li ma la wax yow léegi jël nga kàddu nekk Ismaïla Madior moo la fi wax te yaa ngi doon accusé yow man mérite naa ñu porter ma plainte yow mérite ñu porter la plainte. luy lay problème ah. vidéo Ismaïla Madior Fall yaa ngi fi. non alors que lii ki nga xam ne moo jël ñaari conférence de presse jël kàddu di wax nag. lu mu wax lan la wax nañu génn nañu génni. waxul nañu rey taal. waxul nañu rey. taal bi rey mënu ci génne waxaat bi ci gën a garaaw nag bi gën a garaaw boo xam ne loolu rek war na koy indil problème. mooy deuxième vague kay mën nañ koo gis ci corona mën nañ gis deuxième vague ci ay taal mën nañ gis deuxième vague sax ci ay sàcc mais deuxième vague mën na signifier aussi defal ndànk rek defal ndànk rek mais loolu pression sur le pouvoir yooyu yaay defaraat kii jël kaddu ma ne kii jël kaddu du wax deuxième vague xam na ne mën naa nekkaat lii mën naa nekk leneen lu tax du leeral loolu kii jël kaddu ne deuxième vague am na ñu ngi koy xaar ci deuxième vague bi on l'attend avec des pieds fermes deuxième vague ñi nga xam ne événement dafa am ñu ñàkk ci ay bakkan ñi nga doon moment bi nga jógee dem di jaale ñooñu sax boo toogee te di waxaat deuxième vague dañ lay wet dañuy xam ne yow li nga doon wax gëmoo ko bu dee njaal da ngay ñëw di masawu nit ki wax dëgg yàlla da ngay ñëw di masawu nit ki am na foo war a tegee sa kàddu am na noo war a comporter wu soo paree ci loolu da ngay regretter li amoon loolooy xel. discours du chef de l'État def nii. loolu mooy un vrai sénégalais yéen ñi ñuy tuumal nag ne mbiru Adji Sarr bi ci ngeen porox ndollu rek bëgg a nërmeelal Ousmane Sonko. bëgg ko effacer ci politique. waaw Babacar may ma tontu foofu nag lépp luñ ñu tegoon ñun ñu naan ñun le complot politique bi mu doon wax kenn waxu ko de moom mi moo ko doon wax avec ses conférences de presse te tooñ na Macky Sall ba ci kanam yàlla te yàlla dina leen àtte. soo jëlee kaddu ne Macky Sall soo jëlee kaddu ne Macky Sall mi yàlla dina leen àtte damay bëgg nga comprendre benn affaire tey jamono juñ toll Ousmane Sonko benn interlocuteur la am ku mu war a tontu di Adji Sarr aji génn na aji wax na du ma aji doo aji mii génnoon wax na lu leer. loo ci xam. déglu ma mais ma ne aji wax na lu leer rek léegi aji lan mooy. li leer mooy dëgg da nga jàpp ni moo wax dëgg. waaw ma ne xam nga du ma juge. kon kay duma justice mais aji mii xale bu ndaw bi am 20 ans génnee kàddu wax toog ci télévision Sénégal yëpp adduna bi yëpp wax ne bu jëlee kaamil na jël kaamil waat kaamil nag attention aussi parce que xam nañ ko fii ci télé bii laa toogoon ne mooy président des manipulateurs ci ay fànn yu baree bari wane na ko bu jël kaamil di waat dañ ci xaar ñaar kaamil bu muy génnee di ko waat na xaar bu ñuy xool sëriñ bu doy boo xam ne dafay vérifier kaamil bi kaamil bu ñu ci génnee benn papier rek nekkatul kaamil mën nga jël kaamil fekk kanam gi dañ ciy bind alxuraan kaamil alxuraan te fekk ci biir yëpp. c'est pas sérieux y a des feuilles vierges. non xaal ma wax la rek non li ngay wax ni wuy ma rek. kaamil alxuraan vrai kaamil xam nga buñ ci dàggee tuuti rek wala daalini bi nekkatul kaamil xam naa ne yow sa àlluwa sorewul te tamit nga comprendre benn affaire ma wax la ñaari kaddu rek yi bokkul moom moo ne ci kaddu dafa feebar am li koy metti ndigg xaw ma lan je ne sais pas moo ko xam ou sciatique te man di am naa sciatique. da ngay bës lu yow. man pas massage boobu de massage boobu du ma ko def
xaaral ma eggale da ngay rek bës wala doo bës. ma ne xaaral ma eggale rek mu ne dafa feebar sëriñ bu mu demoon laaj ko dama war a dem maasewu ji te jigéen a may maas du ma ànd ak sama jabar du ma ànd ak sama garde corps man kenn maay dem ay minuit ay 23 heures taal sa moto dem maasewu xëy na ñaari mbir la de sëriñ boobu dina ko ne yama rek ci massage mais leneen li ci topp nag volonté boppam la. wala sëriñ boobu bu ko waxee tamit nga xam ne sëriñ boobu bu ko wax ne ne boo maasewu ba pare mën nga ci teg leneen wóoru la xaaral ma wax la rek sëriñ bu ko wax ne boo demee maasewu ba pare na nga ci teg leneen alluwam sorewul wala kooku moom dàquma jàng. bul xeebal jàmbur sëriñu jàmbur déedéet de dama bëgg maye ban sëriñ bu lee naan demal maasewu jigéen a lay maas benn jigéen moo may maas wala xanaa bi muy dem di maasewu ñoo ko jigéen a may maas. yow jigéen du la maase. de waxuma loolu de. mais du ma ci boole massage bi ci rax noonu de massage bi rax dara. dara wóoruñ ci ñaanu ma ko yàlla de. wóoruñu ajee ko wax wóoruñu léegi man néew ma la moom moo ko def de déggalu ma ko tamit mais aji miy jël kàddu wax Sénégal yépp déglu wax man lay wax lenn. dama am benn xarit daanu la sax dama am benn xarit bi ma fréquenté daf ma ne doomam dafa toog ma wax la lenn de lu leer pour nga comprendre mu ne dafa ñëw ci moom nee ko waaw mais papa doo wax nguur gi ñu xool nan la ñuy bàyyi Ousmane Sonko ngoon le lendemain mu ñëwaat mu ne papa man maa la ko waxoon mais génne naa ci Ousmane Sonko mu ne lu tax papa jee ko wax de mu ne lu tax mu ne bi mu taxawee fële gendarmerie il a fait exprès comme manipulateur la jël ñaari loxo yi boot leen si ginnaaw mel na ku ñu monoté. du gendarmerie ci rond point bi fii. waaw mel na ku ñu monoté ñu photo yooyu génnee ñu ngi koy monoté loolu manipulation la te loolu sénégalais yi yéex nañ ko xam boo demee nag ci assemblée nationale moo fi jëloon kàddu ne chaque député am nga 10 millions ndax loolu am na te il est député nous sommes des députés amut. mënul génnee benn preuve. da ngeen ko doon waaj ci xibaar yi ñu doon wax jamono yooyu mais mu wax ko ngeen teg ko ci suuf. bu ma ne moom dafa ne député bu nekk da ngay am 10 millions loolu la wax te député la moo xam ne amul gisul benn député bu am 10 millions. député salaire bu gën a kawe 1 million 300 mille ngay am ñi nekk membre commission ou membre bureau ñoom ñu am plus ça c'est tous les députés amul opposition amul pouvoir l'assemblée elle est nationale assemblée pouvoir moomu ko opposition moomu ko man daal lenn sëriñ bi ko waxoon na dem maasewu loolu laa bëgg nga comprendre neew na mën na sax xëy na tàggoon na ko jigéen la fekkewu ma ko mais même su doon jigéen la nee na ko comme bu dee da ngay faju moom moo ko wax de yaa ngi toog yaa ngi déglu même boo toogul ci conférence de presse am mais waxul ne sëriñ bi néew ko yaa ngi def procès Ousmane Sonko te nee nga nañ ko bàyyee yoon waxuma ren non man waxu am na yoo xam ne dafa leer avant yoon dafay atte mais am na ay kaddu yoo xam ne dañ koy wax loolu moo ko wax du man maa ko wax moom moo ne bi mu feebaree dem na ci sëriñ laaj ko sëriñ nee ko bu dee jigéen la mën nga dem maasew bu dee faju ñëwaat mais faju bi dafa rax leneen na faju rek ñëwaat na dem maasew rek ñëwaat mais bu dee dafa dem maasew boole ci leneen nag ban sëriñ bi koy wax ne boo demee maasew mën nga ci boole leneen viol bi ñuy bëgg dama lay wax leen Babacar ban sëriñ bi lay nax boo demee maasew na nga ci rax leneen sëriñ bu ko mënta wax bu dee moom moo ko wax waxul ni sëriñ bi dana ko raxal wala raxul dana ko sëñ bi la tàggoo ba xam jigéen mën na koo bës actuellement yooyu boobu débat sax même buñ ci sorewul amul pour Sénégal yi ñu ngi seetaan di xam di àtte au fur et à mesure di xam sans même may toog di expliquer dafa leer ci bopp nit ñi léegi